Mesdames et messieurs, bonsoir. Man la Mortala Sarr seen mbokk taalibe fii Italie nekk dans la province de Torino. Donc maa ngi nuyu sénégalais yépp ak fépp fu mu mënti nekk la communauté sénégalaise vivant en Italie. Donc di leen massaw aussi ci coono yi ñu nekkee fan yi ñun ñëpp di ñaan suñu borom defal ñu jàmm taxawuñu ba jafe-jafe yi yépp ñun ñu koy dund te nekk biir Italie mu gaaw jeex suñu borom teggil ñu ko bañ delluwaat ci suñuy activité Inch'Allah. Donc maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp pour toute la communauté sénégalaise vivant en Italie. tey nag vidéo bi dama koy axé en wolof pour juste permettre aussi suñ mbokk sénégalais yi nekk fii ci réew mi nga xam ne daanaka peut-être am na détails yu bëree bëri yoo xamante ne bi leeru seen bopp ci loi bi concerné il decreto legge Cura Italia numero 18 del 17 marzo 2020. Donc tey dañu ñëwoon juste pour leeral décret boobu noonu ak li ci tënku nga xam ne donc c'est des mesures administratives ak économiques jëm ci liggéeykat yi nekk fii ak ndimbal boo xamante ni bi donc ameel nañ leen ko. pour rappeler juste que décret bi aussi donc voté nañ ko ba pare ba approuvé ko donc instant bi li ci des rek moom mooy donc ñi war a am réquisites yi pour def demande bi donc daal di gaaw présenter la demande. D'ailleurs ci loolu sax lañ ñëwoon pour leeral ay points yu bare bari ci décréto bi sénégalais yi nga xam ne peut-être dese naa leer ci seen bopp. Donc mais balaa ñuy dugg ci décret bi dañuy commencer d'abord ci les permis de séjour. Donc ñu def un bref synthèse donc sur l'actualité concernant les permis de séjour. Donc gouvernement bi fii en Italie après Covid-19 bi jël na ay provvedimento maanaam ay mesures yoo xamante ne bi permis de séjour yi nga xamante ne bi tey jii nit ki dafa bëggoon a dem kuy soog a ñëw Italie tey jii bëggoon a dem pour defar lu permis de séjour Questura wala nga renouveler sa permis de séjour mesure yooyu pour l'instant dañ ko suspendre pour une durée de 2 mois. Donc pour mu leer suspendre nañ toute mesure boo xamante ne bi dafa concerné nit ki dem di defar lu permis de séjour wala mu koy renouveler. Donc am na ay provvedimento yoo xamante ne bi ñoom ñoo ko suspendre ba fii ak 2 mois. Ok donc deuxième mesure aussi bi concerné les permis de séjour donc gouvernement bi aussi ba tey ci biir décret bi nee na képp koo xamante ni bi Italie nga nekk amoon permis de séjour boo xamante ni bi dafa waroon a jeex entre le 31 janvier ba le 15 avril donc gouvernement bi jël na ay mesures prolonger permis de séjour boobu ba le 15 juin. Donc ñuy dalal foofu aussi xel yi suñu mbokku taalibe yi képp koo xamante ni bi da nga amoon permis de séjour boo xamante ni bi moo ngi waroon a jeex ci diggante le 31 janvier 2020 ba le 15 avril 2020 donc état bi yokk na ko def ko ba le 15 juin 2020 donc permettre leen ngeen am la possibilité pour bañ a paniquer ak am temps boo xamante ni donc da ngeen mën a renouveler les permis de séjour. Donc mesures yooyu moom moo concerné woon permis de séjour. Leneen li ci dollee ko rek mooy non si sono nessun sanzione riguarda il provvedimento maanaam amul benn sanction boo xamante ni bi aussi dinañ ko ci teg permis bu jeexee ak nit ki fu mu mën a nekk moo xam mu nekk biir Italie wala mu nekk benn ci pays européens yi wala mu nekk ba Sénégal Afrique donc séjour bi valable na pour beneen durée fii ba le 15 juin ngeen bañ a paniquer. Donc loolu moo nekkoon li am ci décret séjour bi. Alors ñu ñëw ci beneen décret boo xamante ni bi ñu ngi koy wax adempimenti fiscale maanaam suspension bépp fisc boo xamante ni bi tey jii nit ki mi ngi ko waroon a fay fii nii Italie. Suspension nag lañ waxuñu pour bañ a fay comme période bi nii période émergence la donc gouvernement bi jël na ay mesures pour li ñuy wax adempimenti fiscale maanaam suspendre na bépp mesure boo xamante ni bi c'est fiscal moo xam ratte la mutua donc ay contributi yoo xamante ni bi war nañ ko verser datore di lavoro bi sax dañ ko koy suspendre ajal ko ak taxe boo xamante ne bi nit ki waroon na ko fay jëm ci partita IVAM wala mu jëm ci ay activité loolu aussi suspendre nañ ko bokk na ci décret bi loolu lañ bëggoon a leeral. Donc alors beneen provvedimento bi ci des moom mooy décret bi aussi am na lu ñuy wax CIGO wala la cassa d'integrazione a deroga. Alors CIGO moom mooy lan moom mooy la cassa d'integrazione a guadagni ordinario. Loolu aussi mesure la bu concerné liggéeykat yi nga xamante ne bi tey ñoo ngi ci seen kër yi nekkoon ay opéraay amoon seen ditaa di liggéey. Donc am na provvedimento boo xamante ne bi INPS jël na ko mu nekk cassa d'intégration boo xamante ne bi donc 9 semaines lay durer. INPS da leen koy fay bu ñu defee la demande. May rappeler juste aussi foofu liggéeykat yi nga xamante ni bi ñi ngi nekk ci secteur privé nekkoon ay opéraay amoon seen datore de lavoro di liggéey na nekkoon aussi liggéeykat yoo xamante ni bi depuis
avant le 23 février bii ñu génn 2020 ñoo ngi nekkoon en activité yor contrat di liggéey donc ñooñu seen part ci décret bi moom mooy CIGO. donc CIGO moom mooy allora la cassa integrazione a deroga ordinaria a guadagno ordinario, excusez-moi. ok donc loolu liggéeykat bi ni mu koy déposé mooy day dem ci portale INPS bi scaricare benn modulo bu ñuy wax SCR 163. donc modulo boobu boo ko scaricare da nga koy compilare def ci say date d'ailleurs ñëpp xam nañ ko ku nekk Italie yàgg dugal désoccupation xam na modulo boobu donc pratiquement mooy modulo bi ngay compilare def ci say date et tout donc boole ko ak sa carte d'identité ak sa codice fiscale envoyé ko sa datore di lavoro moom moo la koy dugalal donc yow doo dem ci benn office di ko dugal mesure boobu aussi moo ngi concerné ñi nga xamante ni bi donc provvedimento bi CIGO bi ñoo ngi ci biir muy opéra yi nekk seen kër te amoon seen datore di lavoro donc je pense que aussi loolu leer na nañ pour opéra yi donc mesure boobu donc moom moo nekkoon seen part ci decreto legge cura Italia. ok donc jëruñu ci sonn 9 semaines la seen datore di lavoro moom moo la koy dugalal ginnaaw bi nga demee ci portale INPS bi nga téléchargé module boobu ñuy wax SCR 163 nga compilé ko boole ko ak sa document soit nga envoyé ko via mail wala nga yóbbul ko sa bopp sa datore di lavoro. ok donc bu ñu jógee foofu ñu attaqué ce qu'on appelle le bonus 600 €. d'ailleurs ñu leeral beneen leeral boo xamante ni donc beneen information bu bees la ci bonus 600 € yi mooy ministre bi nga xamante ni bii moom moo yor fii wàllu liggéey ñu koy wax la signora Nunzia Catalfo. donc d'ailleurs moom moo ngi doon def ay waxtaan yu xóot a xóot ak gouvernement bi pour ne 600 € yi pour waa partita IVA dafa tuuti donc dañu ko war a yokkal pour durer mois de mars bi ak avril bi. tout dépend aussi ci déroulement Covid bi nan lay demee bu fekkee aussi dafa continuer donc dañ koy prolonger pour di ko fay aussi ki yor partita IVA. donc ministre bi yor wàllu liggéey bi donc loolu la ci jot a jël pour muy lu bees pour jim koo yokk mu ëpp 600 €. ñu leeral foofu aussi tamit ban liggéeykat bu nekk fii Italie yor partita IVA yow yaa am droit pour laaj bonus 600 € boobu noonu INPS. ok donc ñi ngi njëkkee ci ñu ñuy wax liberi professionisti maanaam ñi nga xamante ni bi seen entreprise bopp lañ yor wala ñuy liggéey wala ñuy jaay wala ñu am seen partita IVA donc di liggéey lu ñuy wax lavoro autonome te nga ubbi woon partita IVA boo xamante ni bi donc mu ngi nekkoon en activité avant le 23 février 2020 ku am loolu bokk nga ci bonus 600 € yi. donc stagionale yi bokk nañ ci ñiy def liggéey stagionale maanaam ak stazione termali yi maanaam ñi nga xamante ne bi ci tool ci restaurant yi lañ doon liggéey ak ci hôtel yi ak aussi ci stazione termale yi donc ñoom ñooy stagionale yi bokk nañ aussi ci décret bi. ñu leeral aussi benn affaire ci stagionale yi parce que foofu aussi am na lu fi loi bi prévoir képp koo xamante ni donc restauration nga doon def wala ngay def alberghiero maanaam hôtellerie wala nga nekk ci stazione termale yi maanaam mooy centre de massage yi spa yi donc centre de thérapie yi wala donc piscine yi foofu aussi mooy laboratoire stagionale yi foofu li ci loi bi prévoir moom mooy ne képp koo xamante ni bi tey jii bëgg nga ko dugal di nga nekk laboratoire boo xamante ni bi depuis le 1er janvier 2019 maanaam le 1er janvier 2019 bii ñu génn ba le 17 mars donc 2020 date bi décret bi wàccee na fekkoon nga nekkoon ci période boobu noonu en activité maanaam doon liggéey ba contrat ba jeex ñu tëj ko. donc stagionale bi warut a nekk koo xamante ni bi jamono bi mu waree dugal bonus 600 € yi daf koo fekk ak contrat wala mu amoon benn somme boo xamante ni bi INPS da ko doon jox jëm ci wàllu pensionné defe naa donc kon loolu leer na moom mooy mesure bi nga xamante ni bi moom lañ jël pour laboratoire stagionale yi. teewut aussi bu amee réquisite yooyu aussi mën na koo dugal. ok keneen ki ci topp moom mooy opéraille agricole mooy suñu mbokku taalibe yi nekk fii ci tool yi di jëfandikoo liggéeyu tool yi ak lu ni mel ñoom aussi bokk nañ ci décret bi liñ ci bokkee mooy ñoom it li ñu leen di exiger mooy ñu versé woon ay contributi ci 2019 bi ñu génn te na fekk balaa ñoo dugal demande bi aussi buñ nekk sous contrat maanaam buñ am benn contrat boo xamante ni bi donc ubbeeku na kooku aussi donc bokk na ci décret 600 € yi. keneen ki ci bokkaat mooy opéraille bi nekk fii di def li ñuy wax spectacle maanaam kuy yëngatu ci wàllu spectacle
bien vrai que aussi partita IVA nga yor et tout donc yow aussi bokk nga ci décret bi na fekk rek nga doon verser ay contributi yoo xamante ni bi donc ci biir 2019 bi jot nga fay contributi bokk nga ci. keneen ki ci bokk aussi mooy ki nekk ci secteur artisanal bi maanaam artisan yi commerçant yi aussi ñoom it bokk nañ ci parce que ñoom aussi en général partita IVA la ñuy utiliser pour def seen lavoro autonome donc ñun ñëpp aussi donc décret 600 € yi concerne na leen. leneen liñ ciy leeral aussi mooy képp ku yor partita IVA ak ñi nga xamante ne bii lim naa leen mu concerné waa partita IVA yi moo xam donc lavoro autonomie stagionale yi opéra yi agricole yi ak ñiy def spectacle ak artisan ak commerçant yi ñun ñëpp aussi demande bi tey vu que tey ji émergence bi dafa toll foo xamante ni bi ci JL yi ak syndicalistes yi ñëpp tëj nañ donc da ngay dem ci portail IMS bi. loolu aussi ma rappelé ko parce que jar na leeral suñu mbokku taalibe yi parce que casuale bi IMS dugal na ko ci site IMS bi moo ngi tudd casuale Covid-19 nazionale donc foofu aussi il faut que liggéeykat bi nekk fii Italie wala nga yor partita IVA donc yow nga nekkoon ko amoon accès ci portail IMS bi tramite il codice PIN bi la IMS di envoyé wala lu ñuy wax SPID pratiquement SPID moom mooy pour nga am accès ci système digital pubblico amministrazione bu Italie moo tax ñu woye ko SPID moom mooy donc praticamente moom mooy il sistema pubblico per l'identità digitale mook PIN bi pratiquement benn la mais SPID bi li mu lay permettre rek mooy boo enregistré woo ba am ko donc da ngay am accès bu fekkee liggéeykat nga wala partita IVA nga yor di nga am accès ci site bi pour man di suivre say contributi say contrat liñ la versel ak bépp lavoro boo xamante ni bi mas nga ko def fii nii Italie boo amee pinu IMS bi wala SPID bi donc di nga ko mën a contrôler demande boo bëgg a def aussi boo ko jaaree foofu te xarañ ci wàllu internet mën nga ko defal sa bopp jurul ngay dem ci benn commercialiste. foofu aussi ñuy profito di leeral aussi bëgg cee indi ndimbal ci bépp bokk sénégalais bu nekk fii Italie moo xam province Torino ak li wër Italie yépp te yàlla dogal sax xarañte eggut ci nga mën a utiliser portail boobu noonu système digital bi pour def donc demande bonus 600 € yi boo ñu rapproché woo jël suñu numéro d'ailleurs ci description vidéo bi dinaa bàyyi foofu sama numéro pour ko am ay jafe-jafe wala ko amut PIN wala SPID boo ma contacter dinaa la teg ci yoon nga def enregistrement bi même pas 5 minutes ci sa téléphone ak boo amee email IMS dina la envoyer donc sa codice boo xamante ne bi moo lay permettre nga am accès ci biir portail bi pour mën a suivre say mouvement say liggéey ak say contributi yépp Italie. mooy aussi pareil ak SPID bi nga xamante ni bi léegi système bi digital la moom mooy il système pubblico per l'identità digitale donc kooku aussi bu ko lavoratore bi amee dina mën a am accès aussi ci il sistema pubblico dell'amministrazione italiana maanaam loolu mooy lan moom mooy ne dina mën a dugg IMS contrôler ay buste de pagam ay lavorom dina mën a dugg agence di entrata wala ufficio postale wala yu mel ne ay ASL donc di xam ne aussi loolu lu mënta ñàkk la ci bépp laboratoire bu nekk fii tey Italie dina la amal njariñ donc képp koo xamante ne bi aussi xam nañu suñ mbokku taalibe yi seen jàng peut-être demewul noonu côté boobu aussi dinañ ci def ndimbal dinañ bàyyi suñu numéro téléphone képp koo xamante ni bii nii am nga ci ay jafe-jafe donc man boo ma woowee dinaa la tegtal nga def enregistrement bi nu mu gën a gaaw parce que jamono bi IMS ñi ngi fonctionnel tramité online ak ay numéro vert donc dinañ la mën a envoyer sa code PIN nu mu gën a gaawee nga enregistré wu ci portail bi pour mën a def demande bi nu mu gën a gaawee incha allah foofu aussi dinañ ci jàppale mbokku Sénégalais yépp koo xamante ne bi am nga ci ay jafe-jafe dinañ la ci jàppale pour nga mën a dugal nu mu gën a gaawee te duñ ci laaj kenn dara incha allah def ko te yàlla tax ci barke Sëñ Tuubaa. waaw loolu lañ amoon luñ doon leeral ci waa partita IVA yi defe naa donc kon leer na nañ ak secteur agricole bi ak waa stagionale ak ñi nga xamante ni bi aussi ñoom ñooy commerçant yi. ok donc leneen li nga xamante ni bi aussi bëgg nañ ko leeral moom mooy ne am na lu ñuy wax il congedo parentale kooku donc parent bi nekk fii di liggéey te am sa doom boo xamante ni bi mineur la de 12 ans donc am nga accès pour dugal lu ñuy wax congedo parentale nga xamante ni bi IMS déroga la bu la IMS di fay pour 15 jours ñu rappeler loolu aussi tamit loolu lépp aussi c'est tramité portail IMS bi.
ok leneen li ci topp aussi mooy li ñuy wax il bonus voucher per yi babysitter ñiy def babysitter donc IMS amal ne leen benn bonus boo xamante ne bi aussi ñoom it ndàmpaay la boo xamante ne bi donc ñoom it bokk nañ ci. am na leneen aussi lu ñuy wax assegno ordinario donc ça concerne ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy ay liggéeykat yu nekk fii Italie yor contrat bu ñuy wax apprendistato donc ñooñu aussi am nañ droit à ce que lu ñuy wax assegno ordinario donc boo ko demandé ba tey ci portail IMSS bi lu ñu lay verser la incha allahu rabbi. alors di xamal ne loolu donc moom moo nekkoon nouveauté yu bees donc doon leen tënkal décret bi nga xamante ne bi mooy il decreto legge numero 18 Cura Italia approvato il 17 marzo 2020 ok donc defe naa donc leer na nañ leneen li ci des aussi mooy am na beneen proposte boo xamante ni bi donc am na ay nit yu nekk fii yu am doole Italie yu ko def eggee ko le ministre du travail Nunzia Catalfo ak membre gouvernement bi yëpp donc am na fii tey jii ku ñuy wax en Italie benn banquier bu nekk banque Istat moom moo ngi tudd Antonio Castaiolo ak benn économiste bu nekk à la Bocconi mooy université bu nekk Milan donc am na benn économiste bu fa nekk boo xamante ni bi moom ñu ngi koy wax Gianmarco Cinelli. alors Gianmarco Cinelli ak Antonio Castaiolo nga xam ne moom mooy vice président wu banque Istat bi nekk Italie ak sindaco bu Palerme ak sindaco bu Napoli ñoom ñëpp booloo nañ ñoom ñeent ñooñu egg benn proposte boo xamante ni bi pour ministre bi yor wàllu liggéey bi la ak gouvernement bi pour ñu voter loi bi ñuy wax allora la legge quarantena mooy lan mooy vu que période bi ñun ñëpp nous sommes tous confinés chez nous toog nañ demuñu fenn donc ñu ngi wàccu aussi ak provvedimento cautelare yi donc ni mu waree ci wàllu yoon donc ñuy avancer benn loi boo xamante ni bi ñu ngi ko tuddee la loi quarantaine donc loi quarantaine bi mu ngi concerné tey jii bépp désoccupato képp koo xamante ni bi rek loi bi exiger la nga toog sa kër ci confinement bi liggéeyoo defoo dara enquête même boo amul contrat donc nga nekk désoccupato rek loi boobu tey dina permettre désoccupato bi nekk ci këram deful dara ci période bi donc dina am assegno sociale bu toll ci 751 € pour une durée de 3 mois loolu aussi ñu leeral ko. donc loolu ay proposition de loi la boo xamante ni bi instant bi ñu ngi ciy avancé bu baax a baax te lu xóot la donc am na benn banquier comme ni ma leen ko waxee woon ak benn économiste bu nekk à la Bocconi Milan ak sindaco bu Napoli ak sindaco bu Palerme ñu ngi ciy def ay jéego yu xóot egg ko le ministre du travail ak membre gouvernement bi yëpp pour ñu gaaw voté loi boobu dimbale képp koo xamante ni bi tey yaa ngi ci sa kër nekk en quarantaine donte liggéeyoo sax amoo contrat doonut lu nécessaire ñu mën la fay donc assegno sociale boobu toll ci 751 € pour une durée de 3 mois donc loolu moo nekkoon nouvelle yu fi bees di leen ñaan aussi ngeen di ñaan bu baax a baax ndax loolu aussi tamit mesure sociale la boo xamante ne bi bu ñëwee aussi dina baax ci gars yi toog ci kër yi te nekk somori te amuñu contrat dina baax ci ñoom kon gars yi ngeen jàng ci xasida yi naan ci café Touba gi yëngatu aussi ci jukk yi ngir loolu antu bu ko defee dina nekk ndimbal social boo xamante ni bi ñun ñëpp dinañ ci mën a jariñu incha allahu rabbi donc loolu moo nekkoon nouveauté yu fi bees jëmoon ci decreto Cura Italia numero 18 del 17 marzo 2020 maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal barke Cheikh Ibra jërë ngeen jëf